asalaamaaleykum Sénégal sénégalais foo leen toll ci xarnu bi Khadim Gueye fekk na leen seen kër joxu leen loxo mais jox na leen conc bii voilà leen fàttali lii sotti ci loxo bi boo amul ndox wala nga génn dugg ci oto fu la neex parce que yaa ngi laal lu ne donc gel bii bu leen ko fàtte boo koy bala nga koy utiliser nag gis nga lii ñu naan masque bi kii bu leen ko fàtte c'est très important voilà bi ñu jógee ci loolu nag ñu dellusiwaat di leen ziare yéen ñëpp comme ni ñu ko waxee fu ngeen toll ci xarnu bi rek ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen nuyu di leen respecter di leen ziare bu baax a baax di sàkku ñaan ci yéen te leen ñaanal ok tey nag ñu dellusiwaat xam ngeen semaine ba passé xurum xaax lañ accompagné woon ci benn audio dégg ngeen ko ba ca jiitu woon muy baadoolo boobu nekk Amérique Ousmane Tounkara ñi nga xam ci violence rek la ñuy woote ci Sénégal tey nag ñu ñëwaat ci beneen élément boo xam ne si nee nañ moom ci communication wu Pastef lañ bokk xaw ma moom mooy chef de moo gérer communication bi xaw ma mais ci staff bi la bokk kuñ ràññee la ci Pastef muy El Malick Ndiaye voilà mooy waajoo ñi nga xam dégg ngeen ko temps yee ci ginnaaw ci benn programme comme li ma leen di wax ne ñoom dañuy wax bien que staff bi benn la structure bi benn la mais kii day dem ci programme bi wax lii bu Jomaay waxee lee moom mu wax leneen fële donc avant ñuy dem sax amuñu sax sensibilité ñu waxtaan seen biir ba bu ñu demee ñu concordé nga xam ne lu waay wax ci TFM kii wax ko Sen TV kii wax ko 2S kii wax ko ci Seneweb Senego fu la neex Dakar Buzz fu la mën a neex wax bi nekk benn waaye kii day jaar fee wax fële kii jaar fële wax fële ñoom ñëpp ci communication bi lañ nekk mais ça se voit que ne duñ daje ci benn salle ñoom ñu waxtaan seen biir mais kooku du suñu affaire seen affaire la ñoom ñooy weer seen bopp ci àdduna rek parce que contradiction yi xeex ñoom ñoo ci jiitu dégg ngeen lu mu waxoon ci femme bi nga xam ne si moom beauty salle boobu saalu massage bi nga xam ne si fa la ñuy neexlee quoi voilà bés mu metti mi bés mu neex bi fañ koy defee fa seen patron doon dem di bësu di làqatu di nëbbatu dem di ko defi ndaw sa ko moom Ndeye Khady Ndiaye ma nga xam nangu ñoo wax ñi ngi fenloo Adji Sarr naan ay contradiction ci waxam waaye doo leen dégg mukk ñu wax leen ne ndaw soosu bala ñuy xam nan la tudd gendarmerie sonn nañ ci trop dem nañ ba jox leen fukki tur ak benn fukk ak ñaareel ba ci lay doo nga xam ne Ndeye Khady Ndiaye la tudd moom mii ñu leen di wax tey El Malick Ndiaye mii moo taxawoon ne ndaw soosu Ndeye Khady Ndiaye ci dil bi la bokk waaye moo ne ñi nga xam ne si ñoom ñoo créé ak état bi comme ni koy waxee quoi voilà ñoom mel na état bi Macky Sall comme ni ko Sonko waxee Macky Sall le ministre de l'intérieur ak ministre de la justice ñoom ñoo créé piège bi waaye piège bi moom nañ ko fiir moom moo dem jóge fee gis fromage bi gaayaan ci fiir gi mu ñëw na ci cap ba mu teew voilà nee ndaw soosu El Malick mi nee na ci deal bi la bokk ñee ñoom nee nañ ndaw si ci seen côté parce que changé na ay version changé te ay version du n'importe quoi voilà waaye ñoom kan la ñuy wax ne Adji rek moom moo changé version quoi mais pas Ndeye Khady Ndiaye waaye dofu leen PV yooyu ñu for ci biti ñëw di leen ko liiral comme ay Pape Alé liir ca la ko neex PV wu 100 nangam page mu liir ci ay lu ko neex lu arrangé Sonko mais sénégalais yi vous n'êtes pas bêtes dofu leen gën a jàpp ñu mais nañ bàyyi noonu mu jàll quoi nee naa la gis nga wax ju bari jeeg coow lu bari lépp dana leer buñ demee ba fa mbaxana nekkee benn niñ koy waxee lépp dina leer leen Maître El Hadji Diouf di wax ñu koy attaqué partout ku wax ci réseau yi ku wax ci télé yi ñu ngi lay menacer léegi saaga yi sax lañ ko romb léegi dañuy menacer de mort waaw te boo waxee sax ñu ne la non ay waa APR ñoom ñoo solo déedéet mais gis nga am na ñu mel ne ay Ousmane Tounkara du ñoom nee nañ Pastef lañ bokk moom la ñuy àndal seen kanam la ñuy teg comme ni ko Khadim di tege ñooñu mënuñu weddi ni dañoo ànd ak Ousmane Sonko moom la ñuy défendre ay ñoom Pape Alé Niang ay ñoom Ahmed Aïdara ils sont ici Pape Alé dégguma muy saaga Aïdara déggu muy saaga waaye Tounkara baadoo la sàcc si boobu dégg ngeen ko muy saaga fu ne te ku mu àndal Sonko la kooku nekkul ku ay faux profil may leen nit ñi jàmm voilà
faux profil bu bokk ca Macky Sall ñëw naan day créer yenn yi di créer loo xam ne si c'est contre son président kooku xam nga ne wax yooyu xel nangu ko mais amul problème léegi gars yi xam nga lu ñuy def ñu ànd ak moom tuuti après ñuy doog a ñëw tey wax ci li nga xam ne si mooy li xew Sénégal ci fan yi parce que ñoom dañoo bëgg a monopoliser affaire yi donc li ñuy wax démocratie ñu koy wootee ñoom bëgguñu ko parce que démocratie mooy yow nga ñëw man Macky Sall laa àndal yow am nga ak Sonko mais défendre Sonko nu la neexee mais da nga may permettre ma défendre Macky Sall nu ma neexee voilà mais yow daal da nga bëgg défendre Sonko tëj sama gémmiñ tëj gémmiñ képp koo xam ne si day wax pro Macky ñëpp dañu war a wax Sonko oui Sonko élégant Sonko est gentil Sonko est beau du fi am soo leen wóoloo am ngeen ay argument ñu ci argument lañ leen di tegal ñëw leen ngeen tontu ni ci ay argument pas ci ay saaga pas ci ay nañ taal dëkk bi affaire yooyu kooku amul argument moo koy def démb seen élément bi nekkoon TFM ci jàkkaarloo wax na leen ko bi mu taajoo xamal nañ ne ko xool sawaay moom sax moo ko waxal boppam kuy saaga kuy menacer de mort ak yenn yi dafa amul argument vous n'avez pas d'argument te loolu du luy défendre Ousmane Sonko man bii billaahi wallahi watallaahi ñaanaluma ko yàlla lee ñu ko jiñ am waaye bu amee da ngeen war a jàpp ne Sénégalais la comme yow mi may xool comme man mii comme Adji Sarr mais Adji Sarr ñi ngi koy ridiculiser ñi ngi koy inventé ñoom ñi seen biir kese créé fi ay PV jugé nañ ko atte nañ ko tëj nañ ko fi rey nañ ko sax ñi ngi rey seen bopp pour Adji Sarr fan nekk pour ñu xam fan la nekk pour faagaagal ko mais du am voilà état bi du bàyyi loolu parce que protection xale ba dañ koy protéger parce que seen golo yi dem di taal ay Auchan di taal ay station yu kenn xamul yooyu leen ay tunkar ak mbaam mee nekk fële ak ñeneen ñu mel ne moom ay Akhenaton ñëw fii naan ay guerre ak na waa doit préparer dañ ñëw tàppet yoo xam ñi ngi fii kee ma nga France gee di kàcc kee ma nga Amérique kee ma nga Hollande ak fu ne lañ nekk lu tax jël leen avion ngeen wàcc ngeen ñëw jiite ko te loolu daañ ko teg seen patron bi lañ ko jiite moo jiite ci loolu voilà di xam ne yéen da ngeen war a ñëw tolloo ñun ñëpp ñu xeex ko mais à la fin naa leen tegal contradiction yi li ñuy wax naan Adji Sarr dafa am contradiction lay def ci Sonko la jiitoo agsi ci ñoom ñii voilà ñu déglu tuuti après ñu ñëw ok xaar leen ma tuuti rek saaga El Malick Ndiaye bonsoir. Bonsoir Maïmouna. Kii ak Maïmouna Ndour lañ nekk à 7TV ki ñu menacé de mort ñoom ñii et des conseils des médecins. Tout à fait. Ça doit être le cas de tous les Sénégalais yaakaar naa ne li nga xam ne médecins yi digle nañu ko ngir xeex mbas mi ñëpp ci war a jàpp ndax mbiru ñëpp la bu ko defee ñu mën a xeex mbas mi mën a jublu ci leen. waaw xeex mbas boobul daanaka fan yi li nga xam ne moom mooy mbiru mbas boobu dañ ko relégué au second plan il y a de cela 2 semaines tàmbali woon nañu di accentuer waat li nga xam ne moom mooy la sensibilisation la communication ci li nga xam ne moom mooy augmentation cas de Covid yi mais dafa mel ni daal fan yi au Sénégal c'est comme si loolu nekkatul actualité est-ce que looy déplorer la. waaw yaakaar naa ne Sénégalais yëpp koy déplorer ndax àdduna bi benn dëkk rek ngay dem ñu waxtaanee ay waxtaan yoo xamante ne ni ku ñu gis dinañu ree dinañu laaj ndax ñii seen dëkk bi dëkk bu sérieux la ndax ñii seen dëkk bi ñu sérieux ñoo koy jiite. bouton bi lañu jëkk bës comme niñ koy defee toujours pour répondre El Malick Ndiaye moom la ñuy waxal nee na Sénégal rek ngeen di dégg gannaaw mbas bi am na ñu wax lu mel na ku ñu accusé viol un leader politique boo xam ne si dafa aspirer yor Sénégal ñu accusé ko de vol donc dañ ko war a ignorer quoi ndax mbas mi am voilà Troscan ba mu ko defee France waroon na yor France dañ ko ba mu violé fa la ñàkkee biram dégg ngeen fi ay Bill Clinton dégg ngeen fi ay ponkal yoo xam ne si seen bëgg jigéen moom moo leen yóbbee yenn yi voilà donc am na yoo xam ne bu amee bu doon benn nit bu simple moo ko def koo xam ne aspiré wul yor Sénégal kooku amuñu sax luñ koy wax donc buñ ko bàyyee
fële bàyyi mbas mi ñëw di topp kooku ñu mën a wax waaye kii dafa toog sonal Sénégal lëjal Sénégal bëgg a taal Sénégal ba pare ñu jiiñ ko lii au lieu mu dem wuy ji mu ñëw fi wut ay laykatam yu ne ci réseau yeeg yu ne ci télé yi voilà donc déglu leen ko bu baax li muy wax ngir comprendre xam lan moo tax mbas mi waxatuñ ci sax mais ñu siy wax ndax kii dafa waroon tey mu toog war a gérer lan mooy mbas mi ñu dem. foo dem ci àdduna bi ñu ngi xool naka la ñuy xeexee mbas mi naka la ñuy gérer vaccination yi waaye tamit naka la ñuy xeexee yeneen problème yoo xamante ne ni am na muy marasme économique xiif bi nga xam ne askan yi xiif nañu ko liggéey yi nga xamante ne ni ñi ñaa ngi koy ñàkk entreprise yi nga xam ne ñoo ngi tëj ak yu bëree bëri boo waree àdduna ba mu daj nag nga yegg si Sénégal ñu ngay waxtaanee leneen loo xamante ne ni sore naag loolu te dara indiwu ko lu dul nguur goo xamante ne ni dafa perdre ce qu'on appelle sens des priorités wala tout simplement nguur goo xamante ne ni luy ñoŋal am réewam ak luy jàppandal aw askanam dara ñoru ko ci li ko ñor mooy naka laay def man ba siège bii ma toog ci ilaa abadan. ok dégg ngeen loolu donc gis nga simplifier affaire yi ak ñoom dañuy victimiser rek quoi ak ay accusation ci li ñuy dëkk te seen patron seen chef ki ñu accuse de viol dëgg la du dëgg kooku yàlla xam justice dana ko gérer pas justice bi ne ci réseaux sociaux ay Pape Alé Niang ak ay Ahmed Aïdara déedéet mais fa mbaxan ña nga xam dañ leen di fay dañoo jàng ba yor diplôme ya yoo xam ñoom ñi yoruñu ko ñooñu bu ñu attee ñu xam mbir ma fu nekk voilà affaire bi am na dimension am na valeur boo xam ne mënuñu ko jël di ko ignorer fee gouvernement bi en attendant déggu leen ñoom ñuy wax ci ñooñu muy wax ñoom ña nga ca mbas ma voilà bu ci kanamee da ngeen xam nag ñoom ñi mbas ma lan lañ ci doon def ak deet gouvernement bi en attendant ñoom ña ngi lijjanti vaccin yi ñu war a indi war nañ ci dimbali jàppale ci sénégalais yi mag ñi ak ñi nga xam ne si ci kanam da ngeen dégg moom mu di ko wax nan la affaire di aggravé woo xam nga première vague bi demoon nañ ba Sénégal nekk deuxième ci àdduna bi deuxième na ngeen ko déglu bu baax de ak waayam jooju seen patron boobu lan la defoon ak lan la waxoon ak lépp waaye jàpp leen ne bëggoon nañ léegi ñu jël mbas mi nga xam moom respecté wu ko moom ci boppam ne ñi ngi ci couvre-feu mu wàcc ko fa dem di maase wu ci ay xale de beauté ay xale yu naay sa xale yu rafet yooyu yëpp bu ko mbas mi safoon dana respecté couvre-feu bu toog ci kër bu jabaram yooyu voilà ñu kon ne déglu sa waay fii du jàll de voilà. loolu nag moo ñu waral tey ci situation bii ñu nekk mbas mi di wéy di rey di faagaagal di yokk te kenn waxul lu ci jëm. waaw la responsabilité mën nañu jàpp ne elle est partagée ñun ñi nga xam ne sax ñoo nekk ay médias am nañu ci responsabilité classe politique bi am nañu ci responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite seen responsabilité mooy ñu apaiser dalal réew mi renforcer li nga xam ne moom mooy état de droit mais tamit est-ce que mënuñu leen ci tamit imputer une grosse part de responsabilité je m'explique c'est-à-dire ba ñu nekkee ci mbiru mbas mi réew mi ñu nemmeeku woon benn genre union sacrée bi dafa jékkee-jékki mu romb yéen ngeen tàmbaliwaat di jël ay position c'est-à-dire à chaque fois bu nit ñi bëggee nekk ci tournant boo xam ne ñëpp dañuy lëkkaloo yéen da ngeen di rompre li nga xam ne moom mooy consensus bi loolu muy beneen bi bari na ci acteurs politiques sénégalais yoo xam ne dañ leen di accuser ne da ngeen indi benn façon de faire de la politique boo xam ne Sénégal jikkoowuñu ko et que tey yéen a ngi expérimenter douloureusement méthode yooyu ngeen introduire au niveau de la scène politique sénégalaise c'est-à-dire les charges sont toujours violentes, pas de répit pour l'adversaire même quand l'adversaire cherche à voilà googu li ndaw si wax dégg ngeen ko bala moom muy ñëw mooy gis nga seen politique bu bees bi mooy li ma leen doon wax sànq kenn di ñuy agressé politiquement ñoom léegi dañu bëgg ñëpp noppi réseaux sociaux yi télévision yi rajo yi boo newul Sonko est beau et gentil il est élégant moo gën moo mën moo lii yow saaga la ñuy def wa ilaa ñu lay menacer de mort
saaga yi lañ doon déparé fu ne léegi dañ lay menacer journaliste bii di wax menacé nañ ko de mort Maty Trois Pommes gis ngeen ko fi semaine bee passé gis ngeen fi yeneen journaliste yoo xam ne si ku wax loolu arrange ay maître El Hadj Diouf partout dañ bëggoon ñu effacer leen ñoom daal ñoo war a occuper média yépp lépp pro Sonko yaakaar nañ ne du carte moom mooy yóbbu président mooy fal président mais pour ñoom noppiloo nit ñi wax gëmloo nit ñi par force dem nañ ba tribunal li nga xam mooy justice ñoom ñoo remplacer justice bi PV yoo xam ne si ay faux PV ay faux bulletin médical yu kenn xamul lañu ñëw teg leen fii di leen ko yuuxul di leen gëmloo par force di leen ko war a gëm te ñee nga xam ne ñooy atte ñoom la yàlla sàkk ñuy atte ñu njàng ma ñooñu waxaguñ ña nga ne pat ne kii nga xam ne wuy jéegul sax ñoom bëgg nañ xam déjà lan moo fa nekk ndaw see dafa porter plainte sénégalais ak sénégalais kii du député ak du président parti kenn xamul c'est deux sénégalais égal part lañ am devant la justice mais kee ñoom ñoo ko condamné seen bopp bëgg ko faagaagal bëgg def tout képp kuy wax lu jëm ci contre Ousmane Sonko ñu ngi ci sa kaw lii nag mooy seen démocratie ñoom quoi te bu ñëwee foo may fee diw opposition ba ñoom ñoo fa nekk boo mayee pouvoir bi dara lu pouvoir bi def lu baax yépp reconnaître nañ ko ñoom daal Ousmane Sonko rek moo mën a exister koo xam ne chef de quartier mosu ko koo nekk demagul fenn bëgg a nekk dictature bi ñuy wax kii mooy dictateur boo xam ne toogagul quoi dégg leen lu muy wax fii voilà agression yi ndaw si elle a subi. Le consensus, vous refusez le consensus, vous êtes toujours sur la brèche. balaa ma ci tontu bëggoon naa xam lan ngay woowee charge violente bu ko defee mu mën laa tontu ci anam yu leer. mais charge violente mooy charge yi ngeen di def. xam nga jarul ma lay wax la. mooy charge violente Ousmane di ko def. du yow du Ousmane seen golo yi ne ci réseaux sociaux yeeg ñi ne ci télé yi ak rajo yi. de par les propos, de par les accusations, voilà. yow xam nga luy charge. non El Malick, je ne vais pas subir ton questionnaire. dinaa ci ñëw benn par benn parce que tu peines à expliquer les charges violentes parce que ça n'existe pas. ci yow. bu amee benn responsable boo xamante ne nii. accusé benn responsabilité bu taxaw ci mbirum Covid bi nga xam ne dañ koo soofantal. delloo ko ginnaaw nguur gi la ak xëy na ñi topp ci riiru nguur gi mais mënuñ ko imputer benn parti opposition. nee na bu dee dañoo ji soofantal li nga xam mooy Covid bi. yéen gis ngeen le président Macky Sall liggéey bu mu ci implacable bu mu ci def ñu fiy génne da ngeen dem ay frontières yu ñu waroon tëjee ak loolu la Ousmane Sonko doon proposé bañ ko tëjee yàgg na booba Sonko demagul ca palais ba tëj nañ ko ba tijji ko ci première vague bi loolu tax Sénégal dem ba am honneur wu nekk deuxième parce que bu ñu leen déglu woon ak seen ay action Sénégal du fa woon sax jege. voilà te dinaa leen démontrer ci kanam ci seen action yi def lii maa ngi leen rappeler keroog El Malick mii mi ngi ko def le 16 février 17 18 gis nañ lu xew danaa ko tegal ngeen gis ko mu wax leen ñii ndax ñoom lan la ñuy liggéey ci li nga xam ne si moom lay wax nii mooy Covid 19 bi dañuy aggraver wala ñoom dañoo jàppale état bi. benn parti opposition. Sénégalais mënul woon xalaat ne président Ousmane Sonko dina dem toog ak Macky Sall benn Sénégalais boo ko waxoon boo ko yeewoon ba xaaju guddi wax la ko danaan mënul nekk. tu as raison sur ça parce que Macky Sall moo warul toog ak sax Sonko ne Sonko jaar na ci Mansour Faye mais di ko raamal pour mu yóbbu ko ci président donc bu demee ba am président woo ko toog ak moom kooku waxoon mënu koo gëm ci loolu voilà du prestige Sonko. mais ndimbal la bu ko Macky Sall defal may ko fa ba te gëmewu ko sax boo gisee ko ba mu fa demee gis ngeen ko ma nga mel ne ku yàlla invité nga ñëw ci kanamam donc boo leen di ngàndalu da ngeen di rappelé wu démb vaar yi ñu ngi fi de ay vaar lañ leen di tegal tey muy lu wér voilà donc looy wax El Malick wax ko sa diggante ak sa borom xam nga lu ma la wax voilà waxu leen fa dara yéen jàppale wu leen dara ci Covid 19 bi da ngeen di saboter au contraire daañu ko démontrer tey. ba mu ko laajee tout le parti ci militant responsable tout le monde dañ ne ko demal ndax Sénégal moo soxla mu dem
yamu ci dem ñu jox ko yóbbal bu mu demee mu toog ak Macky Sall ne ko laata muy dem dafa am solo 14 mars dafa tenir une déclaration wax ko loo xamante ne ni su ko defoon xëy na suñu réew mu néew doole mii du sonn ci mbas mi mooy lan mooy na nga tëj frontière yi ne serait-ce que ci digganteeg France Espagne ak Italie bi nga xam ne lii di jàngoro ji mi ngi fa doon wulee ñaay bu loolu weesoo yu mel nii su amee président na nga ànd ak say ministre say technicien maanaam les professionnels de la santé ngeen dem këru diine bu ne muy xam ci diine l'islam wala diine christianisme wala aada wala sax maanaam ñi nga xam ne ñooy jiite kuréelu aada yeeg cosaan yi nga waxtaan ak ñoom. Brak loolu gis nga waxu picc yi muy wax inventé yoo xam ne Macky da ko defoon avant ku mel ne tarixa yooyu ngay wax suñ mun taxa keroog ba affaire amee 200 millions dégagés avant Sonko di dem ca palais bee kon nag soxlawul bokk Macky déggante naa ñoom ñëpp waxte naa ñoom ñëpp kenn ku ci ne ci ñoom muy bu tijaan baak bu murit baak bu chrétien ba kenn ku ci ne def nga ci li nga mën te ña ngay contribuer ci li nga xam ne si mooy respecter les mesures barrières mooy respecter li nga xam ne si mooy rassemblement yi et tout daañ ci ñëw ci kanam kon nag seen wax yi ngeen di gëm le 16 la ko defoon de xool leen li fi xew évolution bi après voilà ak avant xam ne waa ji ñii lan la ñuy gëmloo Sénégalais yi quoi yéen da ngeen di nelaw waa ji di jox seen maay nii ni ko Maître El Hadji Diouf di waxee. les professionnels expliquer leen li nga xam ne moo am ci mbir mi su ko defee da ngay am adhésion am benn cohésion nationale ànd ak ñëpp mën a xeex yëf yi defu ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey dañoo teeloon a jubilé ñoom ni Sénégal kat mooy réew mi gën a baax ni mu xeexee mbas mi moo gën a baax la sax États-Unis baax na. voilà loolu mooy première vague ba deuxième ba gis nga iñaan nañ ci ñoom au lieu ñu kontaan ci déedéet neen dañ doon jubilé dañoo war a jubilé deuxième vague bi Europe bi ñu nekk ak naafeq yi ngeen àndal ñi saaga nit ñi di menacer nit ñi ci réseaux sociaux yeeg ci télé yi Europe lañ nekk deuxième vague bi gis na dafa bett ñii asumaan nag Sénégal kon nag waxoo fi dara premier round ba Macky Sall gagné na ko état Sénégal gagné nañ ko bañ reconnaître ko au niveau mondial du Pastef du Ousmane Sonko du yow mii yaa koy dindi El Malick Ndiaye voilà ñu dem. na ñun tontu wuñ ci ba léegi de waxuñu si tamit dañoo toog di seetaan fan la waa nekk. waa nekk di def leneen du seetaan dañoo am lu ngeen wax. lan la ñu gis. waaw daal bi deuxième vague bi ñëwee. deuxième vague surprise. affolement total. around the world ñoom demoon nañ ba ranger seen ay débës tëj centre yeeg yëpp jàpp ne Covid moom beneen yoon bye bye Covid. kooku àdduna bi yëpp la du Sénégal kese. demoon nañ ba fii ñu nekk doon am plus de 1000 morts par jour demoon nañ ba affaire yi première vague bi di ko dem bay am ay 50 ay 10 morts kooku surprise la fépp du état Sénégal du faytu Sénégal évolution feebar bi la évolution virus bi la te daañ ci waxaat après parce que ñii li ñuy wax teguñu ko fenn lu dul buñ sañoon Sénégal te dañ leen won lan moo tax ñoom seen contribution lan la pour que gouvernement bi am fayit pour que Macky Sall am fayit pour ñu am luñ politique du fi jàll de gars dañ leen koy tagal vaar bi moo ngi fii peace déglu leen bi ñëwaat ëpp leen doole gis nga fan la mujjee jamono ji est-ce que ba léegi dégg ngeen waa Pastef nekk di ci wax déedéet xam nga Pastef lan lañ def ci Covid bi lu ngeen def ginnaaw bi président Macky Sall woowee opposition bi xam nga lu gars yi lan la ñuy def lan la Pastef def ci Covid bi moom laa leen di woon après ñu ñëw kon ne dégluwaat desit bi quoi voilà sinon xoolal déglu leen lii après non desit bi parce que tuuti moo ci des ngeen déglu après woon leen lan lañ def à part seen espèce su masque yooyu ñuy joxe quoi nañu àggal lii après mooy war leen image quoi ngeen gis voilà non dem yeneen kilifa yi ñu dem fa direction bu parti bu Pastef daf ne mbooleem militant yi fépp fu ngeen nekk ci gox-goxaat yi dajaloo leen boole leen seen am-am
defar leen ay flyers jënd leen li ngeen mën a jënd ci ay détergent ci ay dund dem leen ci fi ngeen nekk ngeen wax ak askan wi ngeen séddale leen seen i ndimbal ngeen jàpp ci xeex bi yaakaar naa ne loolu parce que parti opposition boo xam ne lu xew ci réew mi da ciy participer de manière qualitative dafa am solo ñu wax ko parce que ce que j'ai l'habitude de dire c'est pas Ousmane Sonko qui fait la force de Pastef mais c'est le militant là. Ok voilà donc dégg ngeen loolu léegi xam nga nu may def dama leen di woon image yi gannaaw wax na leen Pastef ñoo ñuy def léegi ñooy def laa dem nañ première vague bi état Sénégal dominé nañ ko ba jël deuxième au niveau mondial deuxième vague bi nga xam dafa bett Europe Amérique Asie fii ñu nekk nii dafa jaaxal nit ji te xam nga loolu bi muy am deuxième bi calculé wuñ sax anglais bi fi génn brésilien bi ak sud-africain bi léegi tey jii maa ngi dégg sax ñoo ne am na nigérien bu ci genn xam nga yépp kan moo ko mënoon prévoir jinne yi ne ci àdduna bi sax les génies mënuñu ko woon science assuma ak l'état du Sénégal ñoom loolu lañ leen bëgg a taxawal ñoom nag gannaaw problème yi ngand yi am na yépp Ousmane Sonko à part keroog bi ñu ko convoqué demul gis ngeen liñ wone dinaa leen ko won ca fin wu vidéo ba liñ def liñ taal ak yooyu yëpp ngeen xool jeunesse bi ngeen war a yewwaat xam ne kii dafa leen di fooye kii fa mu leen jëmee du fu baax ok lan laa leen bëgg a woon mooy lii moo xewoon biñ ne Sénégal ñi ngi ci problème bi Macky Sall ba ñuy def biñ naan deful nangam ma nga woon dem di jëli ca aéroport ca port bële ñàkk yi nga xam ñi ngi ñëw Sénégal pour ñu sauver notre pays Ousmane Sonko lan la doon def neen dafa dem fële ci université Cheikh Anta Diop di seeti benn xale boo xam ne seeti woon na ko ci hôpital ba waaye lii ñuy gëmloo dafa bëggoon wane rapport de force am ay nitam sax wax nañ ko ci télé bi nee nañ bon gars yi dañ la woon image am yàqu na il fallait mu wane que ne il est encore fort dem dajale xale yooyu yépp ñu dajaloo feebar bi gën a bari mu gën a yokk pour que Sénégal détruire ko lakk nañ ay Auchan lakk nañ ay Total ils ont fait du n'importe quoi léegi nag mu yeewu rek ne day dem seeti benn xale ca université boobu gis ngeen mbooloo ma fa daje moom laa andi woon xool leen ko ñëw nga xam lan mooy contribution wu Pastef ak Ousmane Sonko ci mbas mi. Ousmane Sonko député daf fi ñëw ñun de Ousmane Sonko ñoo ngi ko doon xaar mu dem assemblée nationale wuyu ji ci commission buñ ko woo mu leeral mais talul ay leeral muy dox ci université bi nga xam ne cas yëpp nit ñi luñ fi nekk mooy sensibiliser nit ñi ñëpp xam ngeen ne wax nañ fi ay cas Covid au lieu que nga ñëw administration baa ngi sensibiliser di def ay visite di demander étudiants yi sol seen masque di interdire ay rassemblement moom mu ñëw organiser fii rassemblement ñu xam ne aussi lu muy wër du dara lu dul affaire politique loolu nag duñ ko ci bàyyi boo demee tilimal sa bopp ci àll bi nga foog ne université ngay setee doo fi setee da nga am problème ak nit nga dem régler ji ak nit kooku noonu seen problème ci yoon mais waaye jóg ñëw université
naan da ngay seet kan di dugg ci ay maali oto di jaar fu nekk pour dugg ci biir université loolu moom nit ku am responsabilité moo tax nag yenn yi buñ la koy wax nga koy def boo ko defee nit ñi dina koy wax je pense que am na yenn affaire yow buñ ko waxee ci yow dañ koy gëm tey koo laaj mu ne la fan la jaar donc luñ ko mën a waxal rek nit mun na ci am njort ne mun na ko def parce que bu nekkoon nit nekk nit nga xam ne aussi conscient nag situation du Sénégal yi dund ci wàllu feebar bi am na li nga mën a di éviter maintenant nag ku foog ne université ngay setee doo ci setee étudiants yi fi nekk aussi tal nañ leneen tal nañ jàng tal nañ suñu paas. voilà yéen a ko gisal seen bopp foo xam ne ñi ngi def couvre-feu état d'émergence di bloquer nit yi pour ñu bañ a génn waa ji pour wane rapport de force am ne dajale na xale yi nekk foofu te wonuñu leen ña ko doon yuuxu naan ko violeur de ñeneen ñi ki xam ne moom lañ àndal université bi xam nga ne am na ñu ànd ak Pastef ñu ànd ak APR ak ñu ànd ak réew mi ñu ànd ak parti politique bu nekk ña nga fa ñu dem dajale ñoo ñëpp mu génn na ne ci plein jour mu dajale doomu aadama yooyu yëpp kooku moom moo naan day def di jox ay masque ay affaire c'est inutile donc moyen bi leen di Maître El Hadji Diouf di wax dañuy dox ci moyen nit ñi mooy lii xam nga ni c'est une contradiction li ngeen gis lii rafet na lii dafa daw yaram di ko gis lii pour seeti benn xale boo xam tànkam dafa dam te demoon na ci hôpital ba fukki garde corps ak juróom-ñeent ñoo ko wër te nee na amuloon lu mu fayee garde corps amul lu mu fayee 200 000 yoo xam moom lay fayee massage fañ ko war a massé te foofa assemblée bee mu doon xeeb di leen saaga bërki dem tekki wuñ dara ñu ngi ko doon fayal 80% ya yooyu yëpp ay kàcc la yoo xam ne ñu ngi ko fen ngeen di ko naan quoi xam nga voilà ñëwaat tey ji dajaleel ñu nit ñi gis nga ni ñu doon taalee Dakar keroog bërki dem ba heureusement ba état bi jëluñu ay police indi parce que c'est une provocation pure bu mu teg pour que ñu ñëw taal université boobu nga xam dañ koy former ay xale te mënoon na bu doon rocceeku dem seeti xale boobu ni mu doon masqué woo dem seeti ndaw sële Adji Sarr fay mu koy maase di ko maaseeti te ay garde corps am yëguñu ko ay jabaram yëguñu kenn yëgu ko bu defoon noonu dana dem seeti xale boobu ba del si te nit ñooñu duñ fa dajaloo voilà mais nga ñëw dajaleen pour wane sa rapport de force xool leen ñaata contact ñoom ñooy am foofu léegi nag bu yokkoo ñu ne xool état Sénégal deful dara donc ñoom au lieu ñu jàppale état bi nit ñeneen ñiy def comme fii nga gis affaire bi dafa c'est tellement grave que ne gis nga ñu nekk droite ñu nekk gauche ñu nekk centre première fois ba ma nekk Italie ba tey laa gis ñu bokk même gouvernement ñoo xam ne mënoo woon xalaat ci àdduna bis dana yàgg bañ mën a jege sax fu ñuy gouverner tey ñoo ànd nekk ci gouvernement bii pour résoudre ce problème là waaw kee nag moom ma ngay dem dajale ay xale di wane ay rapport de force au lieu mu dem wuy ji setal boppam déedéet day wane ne man am naa doole bu leen ma laalee dégg nga xale yi lu ñu la doon boo ko laalee ñu dóor la boo ko laalee ci seen fur golo yooyu ñuy def comme yi ñuy def ci réseaux sociaux yi quoi waxal leen ma Sénégal lii est-ce que c'est juste lii est-ce que c'est honnête ci période bi ñu toll sacrifice yi ni ñuy def te bu ngeen demee ba affaire bi grave ba ñu tëj leen ci kër yi moom mii ak gaayam ñooy yuuxu naan Macky Sall mi ngi tëj ci kër yi nit ñi dañuy dàq seen wërsëg nangam te pourtant ñi ngi doon wut noo xam ne solution la pour que ñu bañ leen yóbbu à ce niveau comme nit ñu tëjee fii mënoo dem région mënoo tukki dëkk ak dëkk te pourtant ñi am nañ doole di ko def ñee amul doole bu ñu leen tegee condition boobu kan moo leen koy yóbbee waa jii di Ousmane Sonko ndax lan prestige boppam ndax def nañ ndumbeem comme ni nga koy waxee mi ngi moo ko wax fii ngeen koy dégg naa fekk yi nee na ku ci def sa njombe ba pare ñëw ñu jàpp la nga ñëw naan dañ maa piégé dañ maa galgal moo ko def piégé nañ ko buñ ko piégé sax ne dañ ko piégé mais moom moo dem ca piège ba bu yawoon ca këram ngee wala mu ànd ak garde corps am yee ak affaire am yee wala mu dem ca salim war a maase woo loolu du ko dal voilà leen wax dëgg mais ñëw li ngeen di dégg mooy di condamner si ndaw see ay cagalaak wut fan la nekk ak lijjanti doo leen xam fu mu nekk gis nga bis bu génnee gis nga justice ba ko soxla ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg gendarmerie ba brigade de recherche ku ko soxla ñu ngi koy gis mais yéen doo leen ko gis waaw parce que seen dof yi di taal ay Auchan boo ñu ko gisee ndaw see lu leen koy def loo leen ko wax mais dëgg bi dina feeñ yàlla gëmul nelawul voilà lii nag moom ngeen di jàppale ci mbas mi dajale reddu ne xale yu dul jeex foofu dama leen tegal après loolu léegi lu ma leen tegal xoolal waa université ba lañ wax ñi nga géré
boy yi nga xam ne ce sont les responsables xamal nañ ne bu jaaroon fu mu war a jaar dina ñëw ba gis boy yooyu delluwaat waaye lii c'était organisé pour démontrer sa force mais lii sa force xam nga force fan la nekk carte électeur nga dem voter ji voilà ñay voter ña ngi seen kër newuñ ci golo yi ci mbedd yi di yuuxu ay boo ko laalee ñu dóor la déedéet ñooñu bu ñu lay duma carte bi li ñuy dem duma la Ousmane Sonko yaa ko takk ci yow voilà dafa war a leer xool leen ñii après ñu ñëw. maa ngi tudd Tidiane Sissoko ñu gën ma xam ci Cisco ma nekk njiitu étudiant faculté des sciences et techniques yi nekk membre aussi ci collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. lan mooy tënkal ñu wolof ci li mu wax premièrement lan mooy solo si waaw ci tënk ci wolof li nga xamante ne nii moo sabab tey daje bi moo di li nga xamante ne ni tey noté nañ ko fi démb te dañuy tàmbalee ci li nga xamante ne nii mbas mi annoncé woon nañ ko Sénégal ba nguur gi jël ay matuwaay ne dañuy tëj université ñu leen di xamal ni ñun représentant étudiants yi ñu doon di wax ci kàddu kull kuy étudiant université Cheikh Anta Diop de Dakar ñun rek la yàlla jagleel la voix autorisée pour ñu wax ci turu étudiants yooyu noonu di wax ni amul péete amul parparloo parce que étudiant bu ci nekk yaa moom sa xolu bopp am nga fu la neex nga bokk fa nga far fa waaye ñun ñi nga xamante ni ñoo leen jiite tey yoon la bu kër gi dégénéré wala mu am ay problème ñu taxaw addu ci kàddu étudiant yëpp di leen xamal ni depuis bi université tëjee ba léegi dañu am position bu responsable ci xeex mbas mi fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu yàlla dimbali ñu ubbiwaat université pour eggali njàng mi biñ ko ubbee pour eggali njàng mi ñu continuer di xeex mbas mi ba yàlla nattoo ñu fi woon ñaari cas Sénégal gépp di ko wax ñu ne université bomb la nar a doon ci coronavirus bi ñu takk suñuy ndigg wàcc ak suñuy moroomu étudiants sur le terrain sensibiliser leen wax ak ñoom ba ñëpp adopté mesures barrières yi tey université ku ko xool xam ne plus de 80 000 étudiants ñu wax fi ñaari cas quelques semaines après ñu ne cas amatu fi jeex na tàkk kon ay effort yi nga xamante ni nii aussi bien ñi nga xamante ni ñooy direction COUD ak ñi nga xamante ni ñooy rectorat ak ñi nga xamante ni ñooy njiitu étudiants yi tënku nañ ci benn kuréel doxal effort yooyu noonu ba corona amu fi moo waral ngeen gis stand yi ñu teg fii di fi joxe ay masque ak ay gel continuer ci sensibilisation kon jàpp nañ ni lépp lu nga xamante ni dafay favoriser mobilisation boo xamante ni dafay def plus de ay personnes yu bëri kooku mobilisation boobu dafa jóg daanaka ci xel mu sell rek nañ ne pour saboter liggéey boobu nga xamante ni yëpp defoon nañ ko fi pour daan corona. kon tey li ñu njëkk a condamné mooy fait boobu noonu li nga xamante ne nii moo fi xew démb dajale nombre de personnes yooyu noonu yëpp ki nga xamante ne nii moom moo fi ñëwoon bu ñu lim tur mu doon kenn ku nga xamante ni ci ëtt politique lay yëngatu tey jàppoon nañ ni ñun bu demoon ba war fi ñëw am ñu mu seet si c'est son droit le plus absolu ndax sénégalais la mu jaar fi nga xamante ni fa la war a jaar ñu def ko de telle sorte que dina gis ñi mu war a gis te liy favoriser mbas mi law fi dina mën a dakk mais gis nañ ni deful loolu dafa déroger règle yi dugg na biir université ci anam bu nga xamante ni neexul kenn image ya nga koy wane lii dafay salteel deru Sénégal ci lépp lu nga xamante ni liggéey la woon bu jëm ci mbas mi ci àdduna wërngal këpp moo ñu permettre tey ñu jóg wax ni ñun représentant étudiants yi d'accorduñ ci loolu noonu te nanguwuñ ko te ba suba duñ ko nangul keneen ku mu mënti doon ku dul moom muy mouvance présidentielle muy parti opposition bi muy ñëpp ku mu ci mënti doon ku jóg pour favoriser ay mobilisation yu mel noonu pour jàkkaarloog ñun ci xeex mi nga xamante moom lañ nekk di xeex mbas mi dinañ jël suñuy matukaay ñun responsable étudiants yi nga xamante dañuy faral di gis ne boo leen di defee revendication la plupart individuellement wala par amical ngeen di def mais bii rencontre da ngeen lëkkaloo ak waa direction COUD est-ce que du am conflit d'intérêt seen biir ak peut-être da ngaa réeree mbir lenn sëñ bi parce que amical yii fi nekk depuis 2020 ba 2021 2019 laay tàmbalee ba 2020 ba 2021 doon nañu amical yi nga xamante ne nii képp ku xippe say bët xool noté nga ni dañoo am benn capacité de responsabilité boo xamante ni da leen permettre ñu tënku ci benn kuréel lu mës a jafe université ñëpp tënku ci kuréel di déggoo di xàccandoo di dóorandoo kon tey jàpp naa ni individuellement boobu nga wax amul existé wul lépp lu ñuy def ñun ñëpp ñooy jógandoo di ko defandoo lëkkaloo wuñu ak kenn administration yi fi nekk dañ fay nekk pour ñun donc li ñuy def pour ñun la donc ñun am nañ droit ñu toog ak ñoom ne leen nii lañ ko bëggee te nii ngeen koy defee lëkkaloo wuñoo kenn ñun ñoo leen di dicter suñuy règle ñoom ñu koy appliquer di ko doxal mais maanaam li nga xamante ne nii moo waral coow li tey
muy daje bi nga xamante ni favoriser nañ ko fi démb ci xeexu mbas mi maanaam ñun rafetlu wuñ ko te nanguwuñ ko te duñ ko mës a nangu pour ëllëg ak si gannaaw ëllëg pour kenn ku ko nga xamante ni pare nga pour def ko di leen xamal ni université dafa am ay kilifa aussi bien ci côté pédagogique di ko côté social bi képp ku nga xamante ni citoyen nga ku war a dugg si fii am yenn tur yi mu leer ni foo taxaw fukki nit gaaw mën nañ faa dajeeg yow war nga mën a jaar ci jaaruwaay bi nga xamante nii moo jaar yoon pour bañ a susciter benn problème parce que fii université étudiants yi maa la ko wax sànq ku ci nekk am nga sa xol am nga fu nga far kii day far fii kii far fële nga ñëw fii dugg fi def loo war ta def ñeneen ñu jóg dal sa kaw kër gu nga xamante ni ay bâtiment wu kese la presque xat na trop ay gaañante am fi ay reyante am fi te ñun étudiants ñun sabablu wuñu loolu maanaam bokk na ci li gën a tax ñu jóg taxaw pour xeex loolu noonu ñu arrêté ko fi une bonne fois pour tout. appel ngeen lancé sa morom mbir bi amee démb dem ngeen à la rencontre des étudiants yi nga xamante ne militants sont non du ñu dem coûte que coûte à leur rencontre looloo waral ñu def point de presse bi tey pour wax ak ñoom wax ak keneen ku mënti doon ku dul ñoom wax ak Sénégal yëpp parce que tey bu ñu demee ci ñoom kese dafay nuru ni dañ leen ciblé te suñuy naataangoo étudiant lañu ñu ci bëri ci ñoom am na ci ñu bokk ci ñun am na ci ñu bokk feneen ak feneen. voilà loolu pour wax leen de def na transgression ci université bi dem na yëguñu tinuñu organiser na ay affaire ñëw pour démontrer sa force lii du force comme ni ma la waxee force bi xamoo fa na ci carte électeur la dem leen wut seen carte d'identité yooyu 2024 ngeen dem voté ji moo gën seen affaire yi noppiloo nit ñi menacé ay dit doo leen fëggan tàppet yi ne ci àll bi wàcc leen sur le terrain comme ni mu koy waxee moom ci boppam nee na dañu war a nekk en ligne mais naa leen tegal contradiction moo gën a bokkat buy bokkat nee na moom du dem di rey boppam dafa yor njabootam yéen wax ak la am ak yéen bu dee di am yéenay dee baadoole yi ne ci àll ba jël leen avion ngeen wàcc en première ligne bàyyi doomu jàmbur yi ngeen di rey lu fële taxaw ok loolu dinaan ko tegal ci fin bi alors leen wax ne mardi ci la ñàkk yi di ñëw ñàkk yi Europe bi ñu nekk doyul Italie bi nafeq yii di wax ñu di ci àll bi di reylu di tàllu Sénégal xam nañu seen réew yi ñàkk yi sax doyu fa ok donc état Sénégal docteur ya ña fa compté état ba ban intérêt am ñëw di leen ñàkkloo pour rey leen li ñu leen di gëmloo ay dañuy ñëw wàññi population Sénégal beeg Afrique beeg nangam jur bi dafa bari ñoom dañ la wàññi yow bu ma la bëggee wàññi naa ñëw man di ko def sama bopp ñoom ñi ngi fii soxla ko mënuñu koo am ñi ngi rey seen bopp 3 millions lañ fi ñàkkagun moom lañ yor ci 60 millions am na ñoo xam seen xaalis lañ yor bu doon dañ koy jënd jaral leen ñuy jënde ko lu nekk pour ñàkkoo ko amuñu ko Sénégal bokk ci union boobu nga xam ne si ni ñu koy diviser ci Europe jox leen seen part Sénégal rek moo am honneur boobu bokk ci ni ñu koy joxe Italie jox ko Espagne jox ko France jox ko Allemagne OMS bi ci lay Sénégal bokkul ci yow nga xam dañ leen koy sarax après bu demee ba des parce que ñi ngi wax ne léegi il faut dañuy calculer démb lañ def G7 bi lan lañ fa wax décider les 7 plus puissants du monde ñu ne buñ demee ba compléter fii dañ ci jël tam jox les pays pauvres de l'Afrique là parce que sinon c'est pas parce que dañ leen di wàññi mais parce que buñ demee ba dindi feebar bi fii ñun ñëpp ñu ñàkku déggu leen ma bu baax te bàyyi man mii damay dem Sénégal di ñëw am na Ivoirien am na Ghanéen moo xam day dem di ñëw bu fekkee ne ñoom ñàkkuwuñ foofu ñii dem ba wér fii nga jóge fee yow ñàkk ñu la nga ñëw wàllaat leen ko ñuy départ looloo tax ñu ne gannaaw ñi amuñu doole ñun daañ leen jàppale pour jël ñàkk yooyu yóbbul leen ko mais c'est pas parce que dañ ñëw war leen a rey ki naan la sangu sa taar la bëgg ñàkk yi kenn obligé wu ci kenn gis nga yéen ñi yuuxu fi naan ay bul ñàkkook dugg na fi génn bu leen neexee bu leen ko def mais bàyyi leen yéen ñu def ko da ngeen dem ba yéen ñi da ngeen soxla ñàkk ba mu tëleen voilà kon nag maire yi paa yi bu leen déglu dof yi dégg naa ci benn maire ñu ngi koy jaar dafa reelu sax ndeysaan mi ngi naan nañ ma rendi benn yoon moo gën a gaaw nangam ñaan yi fii dugg na fee génn kër parce que gars yi dof yoo xam ne xamuñu dara ci médecine xamuñu dara ci affaire yooyu te xamu ne ñàkk yi nga Sénégal di faj yeneen feebar ñàkk musta jóge fii feebar yu bari ñàkk ko dindi feebar bi ñàkk moo koy dindi wala moo la ciy musal donc bu ñëwee di la ko jox di la ko ñàkkee nangu ko jeunes yi mënuñ ko accès actuellement parce que même fii ñu nekk fii Italie Europe Amérique docteurs yi bu ñu fa jógee les personnes âgées parce que ñoo gën a sensible parce que dañu yor ay feebar bu ñu demee nag ba dañ ñooñu sax fii ba septembre laa la wax la ñuy doog a jeexal ñooñu pour jéem a xool nag la jeunesse ndax mën nañ ci des pour ñu defal leen ko wala det voilà donc Sénégal lii Macky Sall def
sant leen ci gërëm leen ci mag ñi bu leen déglu dof yi lu ñuy wax bu ñu bëggul a ñàkk ñoom bu ñu ñàkku ci voilà seen problème la day tax yéen ngeen gën a am ñàkk rek yu doy na doy nañ ñàkk mag ñi nañ ñàkk docteur yi nañ ñàkk maître yi jàngal ci école yi ak ñooñu nga xam ne si vraiment ñooy nekk en contact avec les gens là voilà donc loolu mooy lu am solo te bañ a déglu waaye Sonko yeeg ñi nga xam ne defuñu dara ci coronavirus bi loolu dem di ko gën a yokk pour ëllëg Sénégal am benn défaite cas yi gën a yokk ñu ñëw di attaquer état bi mais bu amee xam ne vous êtes responsable parce que image yi ñoo ngi fii gis ngeen ko teg ngeen seen bët bis bu nekk Sonko ngay wut nu mu dajale ay nit pour faveur personnelle am pour sa grandeur personnelle loolu dafa war a jeex Sénégal ok fii laa leen tàggoo ak image yi xool leen di ko teg leen vidéo lu ngeen ci gis rek xool leen ko bu leen ko raté parce que dañ ci dégg yoo xam ne si te xale yi tamit nañ am message bu ci nekk pour ñoom nañ ko déglu bu baax parce que Sénégal du Sonko ko yor Sénégal bu fekkee da nga ko bëgg a defar ëllëg doo ko yàq tey ndax ëllëg mu ngi fa bëgg dindi français ak mu ngi fa bëgg dindi ku ne yoo xam ne ay fen la ay kàcc la mun c'est impossible ba pare nag yàq ko lan la koy tabaxi laa xamut bu leen ko nangu ndax pouvoir personnel am ci entre moom la ak beneen sénégalais ci politique yoonam nekku ci sénégalaise la bu accuser un sénégalais yii muy làqatu ay x lañ wax feek ay y lañ wax fee yooyu amul solo demal nga wuy ji nga wax yéen a ngi fi doon rey Mansour Faye naan demal wuy ji OFNAC demal wuy ji OFNAC Sonko demal nga wuy ji tribunal nga dindi sa bopp ci lii parce que viol crime la au Sénégal bokkul ak sàcc ay xaalis ak affaire yooyu crime la Adji Sarr droit bi nga am Sénégal moom la am Sénégal respecté leen ndaw soosu te bàyyi nañ ko état bi protégé golo yi dañ ko bëgg a gis pour dépister ko pour éliminer ko te loolu du am te état bi xam nañ ko du jàll kon nag bi boo ngeen lijjanti seen waa yi mu dem wuy ji moo gën ngeen di lijjanti Adji Sarr fu mu nekk peace and love guys in the world xaala tudd boo ci bindul woon na nga ko def bu la neexee ak sa yar ak say teggin say saaga fii du fi jàll boo ko defee demal nga dellusiwaat nga xool sa bopp après 30 minutes sa maam lay signaler bloqué sa maam peace and love ciao. Vous ne verrez jamais les membres de leur famille. Nous ne voulons pas aujourd'hui que la provocation vienne de l'opposition. Et c'est pourquoi nous avons dit, et nous l'assumons, parce que nous, on ne nous embarque pas n'importe comment. Nous avons dit, le Sénégal fait 196 000 km². Il y a un petit bout qui ne fait même pas 0,001% du territoire national, c'est-à-dire le plateau, qui a été frappé d'interdiction de manifestations de ce genre, par ceux-là même qui aujourd'hui appellent pour qu'on aille là-bas. C'est encore frais dans nos mémoires en 2012, lorsque toute l'opposition redoublait de stratagèmes, à qui mieux pour se retrouver à la place de l'indépendance. C'est très frais, c'est 5 ans. Et ceux qui appellent aujourd'hui avaient quadrillé cette place-là, bombardé tout le monde de gaz lacrymogène pour dire que toute manifestation est interdite. L'arrêté est encore là, et cet arrêté n'a pas encore été rapporté que je sache. Et c'est pourquoi nous disons au peuple sénégalais, et particulièrement aux jeunes, que nous maintenons notre appel à sortir, à aller dans les préfectures, à refuser l'arbitraire, à sortir manifester partout sur le territoire national, sauf ce petit bout de territoire, parce que ça ne sert à rien d'aller créer encore des situations de tension, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent ou qui n'ont eu comme méthode que ce genre de comportement, qu'on puisse se retrouver dans des situations, on va dire, il y a des morts d'hommes, il y a des blessés, parce que c'est l'opposition qui a provoqué. Kuy Sénégalais woo nañ leen ci xeex bi ne leen nag du kii moo war a jiitu kale yem ci kale topp ci ñun ñëpp dañu war a nekk ci même ligne bi jàmmaarloog Macky ak nguuram. Des fois ma am naqar ak tiis bu baree bari jëme ko ci jeunesse bu Sénégal bi nga xam ne chaque jour ñu gis ay hommes politiques yu leen di manipuler lépp jëm ci seeni ay propre intérêt doy na misaal ci yéen bërki démb minimum de 300 jeunes yoo xam ne ñii xaañ nañu leen ñii ña nga ca hôpital tëdd seeni parents yaakaaroon leen
mënaluñ leen dara actuellement ña ca des nekk ca prison ya te dara warulu ko lu dul jàppale jëmm ji nga xam ne mooy Ousmane Sonko mii ngeen gis tey moo ki xaritam ci ab salon ñoom dañ ñu ngi kaf di ree comme si de rien n'était pourtant am na yenn ci yéen ñoo xam ne bërëb yuñ doon liggéeyee moo xam ay station la wala ay boutique la wala yeneen yoo xam ne yëpp taal nañ ko loolu yëpp tey ñi nga xam ne ñoom lay delluwaat ci ñoom mooy jeunesse boobu ma am yërmande ci ñoom te di sàkku ci yéen ngeen bàyyiwaat xel seen bopp ak seen njariñ ngeen bàyyi xel aussi seeni ay parents jàpp naa ne réew li koy defar leneen la war a doon ludul yàq li nga moom wala xeex ci mbedd ba toskare ñeel la ca say waajur taxaw wéet duñu gis kenn koo xam ne moo leen di taxaw jeunesse bi nañu bàyyi xel suñu réew nañu bàyyi xel suñu bopp nañu moytu ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo ngir seen bopp ndax preuve bi mooy tey moom mi taxoon ngeen doon xeex ngeen gis ko moo ki xaritam ñuy ree di xàqataay ci seeni biiri salon dara manqué wu leen mais est-ce que gis ngeen benn frère am wala ngeen gis benn sœuram wala ngeen gis doomam boo xam ne tey victime la ci te pourtant bari na ci yéen ñoo xam ne yàlla mi ñu tiim xam na ne seeni yaay wala seeni ay papa ci ñoom rek la ñu yaakaar pour dund nañu delloo ca réew mi delloo cër waajur yi bàyyi xel suñu bopp bañ a moytu wala bañ a nangu kenn di ñu jëfandikoo ngir intérêt boppam. ñu jóg dox benn pare nangam ma ne ko defuma ko su dee li ñuy def nii doyul nit ñi damaa yor njaboot ni ñëpp man wàccoo na ak sénégalais yi du ma dem rey sama bopp bàyyi sama njaboot bi. vaccin yi nga xamante ne moom la ñu jot mooy première dose yi nga xamante ni Sénégal mu ngi ko doon xaarandi njiitu réew mi président de la République Macky Sall junjoon na ko ci conseil des ministres ñaari ay bés ginnaaw ne Sénégal dina delloo li nga xamante ni moo di ses premières doses de vaccin laata weeru février bi di dee donc promesse la woon dige la woon dige bi tey jii fes na feeñ na li nga xamante ni moo di première dose de vaccin yi yegsi na gannaaw ba mu ko annoncé woon moom njiitu réew mi président de la République Macky Sall mu ñëw ci boppam ngir delloo li nga xamante ni moo di première dose de vaccin yi parce que li ñu mën a jàpp tey jii moo di li nga. On est arrivé à l'instant T et le président de la République est en train de réceptionner ces doses de vaccins. À partir de ce moment-là, que peut-on dire sur cet événement qui est important dans la vie du peuple sénégalais? Oui, je pense que c'est une bonne réussite pour nous en tout cas, parce qu'on a pensé à cela depuis très longtemps. Quand est-ce qu'on va recevoir ces doses de vaccins? Aujourd'hui, on les a reçues et vraiment c'est une excellente chose. Nous qui sommes vraiment dans le terrain et qui travaillons dans le domaine de la vaccination, quand on voit qu'il y a cette possibilité-là de sauver la population, de diminuer leur souffrance, et vraiment c'est une très très bonne chose en tout cas. C'est un moment solennel en tout cas. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment c'est exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on se l'approprie. Il faut que la population sénégalaise se l'approprie, sache que vraiment ça c'est quelque chose qui est bien pour nous, c'est vital. Et bien c'est pour sauver des vies. Et je crois qu'il faut nécessairement qu'on le comprenne. Salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi fii ci établissement public sanitaire 2 Thierno Ibrahima Ndao bu Kaffrine waaw Kaffrine kontaan nañ ci président Macky Sall tey wax dëgg yàlla kenn ñaanu yàlla feebar waaye dund ak feebar ñoo ànd tey bu ñu tawetee gëm naa ne population Kaffrine région Kaffrine yëpp soxlaatuñ dem ba Dakar soxlaatuñ dem ba Kaolack kon ci loolu ñu ngi ciy remercier bu baax son excellence le président Macky Sall ci yëg-yëg bi ci taxawaay bi ci yéene bu mu am ci Kaffrine ñu ngi koy remercier bu baax a baax gis nañ projet yi excellence gis nañ investissement yi ñu ngi lay remercier bu baax a baax. réew mi moom dana dox bu ci yàlla àndee waaw kenn nag kenn bu mu yaakaar ne mën na taxaw ak i pexe walla ak caay-caay buy tax di nga indi fitna ak di tiital waa réew mi ba tax ne ni réew mi war a jaar du fa jaar.